sonna nañ Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi lool la ñuy xaar ci yéen Sénégal gi réewum jàmm lay. asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki auditrices su Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué mu lëkkaloo si partenaires yi ak sunu Kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ñi ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak yéen ayu bés bu jot si waxtu wi si seen émission actualité politique de la semaine. actualité politique de la semaine seen xarit Chérif El Walid Aïdara di leen ko defal ay invité am gunge ko si biir studio bi tey nu fas yéene ànd ak soxna Awa Thiandoum mu feggoog sëñ Sidi Fall waaye nu jàkkaarloog soxna Mariam Sall si waxtu yi may waxee ni nag sëñ Sidi Fall egseegul waaye xam naa ni ñàkkul lu ko téye si yoon wi rek waaye bu egsee incha allah dina sóobu si émission bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kon may nuyu sama gan yi si biir studio bi soxna Mariam maa ngi lay nuyu soxna Awa Thiandoum maa ngi lay nuyu di leen dalal jàmm. waaye nag du ma def lu dul jox leen ngeen nuyonteeg auditeurs yeeg auditrices yi nu àndal si waxtu wi nu daal di wéy xuus si émission bi soxna Awa Thiandoum lan ngay nuyoo auditeurs yi nu àndal si waxtu wi kàddu gàngoog. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu auditeurs ak auditrices su sunu Kër FM bu baax a baax di leen sargal bu baax. di nuyu le président du directeur général le PDG de sunu Kër FM di nuyu le président Ablaye Fall di nuyu membre yi di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi Sénégal di ñu déglu nekk ci diaspora bi di ñu déglu maa ngi leen nuyu di la ziar bu baax a baax. soxna Awa Thiandoum rafet na. soxna Mariam Sall maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la wax nag lan ngay nuyu sunu mbokki auditeurs ak auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi soxna Mariam kàddu gàngoog. asalaamaaleykum fidèles auditeurs et auditrices bu sunu Kër FM maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu Alwalid moom mi ñu invité ci plateau bi ma bokk kook sama naataango soxna Awa Thiandoum ak Sidi Fall. ñuy ñaan yàlla may ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexale alhamdulilah rabbil alamin te lépp luñ fi wax rek ci mbaaxu yàlla mu nekk luy mën a jëriñ askan wi ba egg ci gingi ko te nag du ci benn objectif Alwalid buñ ci dugg lu dul waxtaanee doxalinu réew mi li nga xamante ne suñu réew la ñun ñoo ko bokk kon nag nuñ koy faral di ko waxee rek nañ ko waxtaanee moo jiitu nañ ko def kon nag ñuy ñaan yàlla rek lépp lu fiy wax rek muy ngëneel jërëjëf Alwalid. jërëjëf soxna Mariam Sall rafet na mbokk yi ma di leen wax tey nag poñ bu am solo la nu fas yéene waxtaan yi ndax defe naa ni damay wax sax nopp dalooti na waaye xel déggati na ndax am na kilifa gu génn di ministre Mansour Faye am wax ju mu wax mu jaaxal sénégalais yi defe naa ni journalistes ñi si la nu nekk télé yi si la nu nekk waaye rajo yi aussi si la nu nekk le ministre Mansour Faye nee na moom bu ko of nag woowee du leen mës a wuy ji waaye it nee na defe naa ni comité de gestion Covid bi au niveau du ministère de la santé nee na ñoom it buñ ko woowee du leen wuy ji ma ne waaw lu tax jooju nag damay wàññeeku rek jàkkaarloog soxna Awa Thiandoum mu indil ma si njàngat wax ma moom si gis-gisam si xalaatam lan lay yaakaar ni moo tax le ministre Mansour Faye ni OFNAC comité de gestion ba Covid buñ ko woowee du leen mës a wuy ji soxna Awa Thiandoum kàddu gàngoog sa gis-gis say xalaat ban njàngat nga si am ñu ngi la siy déglu maag samay auditeurs. may nuyuwaat di ziaraat ñëpp di particulièrement soxna Marème Sidi Fall yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di
la sargalaat yow l'infatigable Chérif El Walid Aidara maa ngi lay kontaan bu baax ci opportunité bi ma jox invité ma di la wax ne Mansour bu waxee loolu c'est parce que ku ñeme rek dañ laa di c'est parce que bu ko waxee dara du ko ci fekk ndax ki ko fala tax muy nag loo xam ne day gën a jox fit sénégalais yi mais man nag surprendre ma du lu ma bett de man xamoon naa ne fii lay mucc li tax Macky Sall nominé woon ko pour loolu la ñu xam ne benn transparence du ci am dara mu bonne gouvernance mal gouvernance dong lay doon gabegique lay doon gestion gabegique su ko defee nag soo liggéeyee kenn du ko audité loolu moom moo tax mu ne mu teel a wax ne wax dëgg yàlla ku ko woo du ñëw ce qui veut dire que daan nañ bu yàgg te duñ mës a xanaa jugaat ñun liñ def kenn rafetlewu ko àdduna wërngël képp kenn rafetlewu ko kon di delluwaat rek ne ñun ki ñu jox toor bi yëpp ki ko fal la ki ko fal moom moo jox toor moom moo salfaañe toutes les institutions de la République moo ko salfaañe. soxna Awa Thiandoum dégg nañu sa xalaat jàngat mi am na solo damay wëlbatiku rek jàkkaarloog soxna Mariam Sall soxna Mariam Sall ministre Mansour Faye nee na moom day bu ko nag woowee du wicc bu ko comité de gestion Covid bi woowee au niveau du ministère de la santé du mos a wuy ji dégg nga léegi njàngat mi nu si Awa Thiandoum defal waaye yow su ma la laajee lan moo si sa xalaat ban gis-gis nga si am loo may tontu ma ak samay auditeur kàddu gaa ngoog. jërëjëf Alwalid sa question bi am na solo te ñu gis ni tamit lu ñu ne guléet daanaka Sénégal day am ku man am ndey ak ku ma amul ndey ñuy ñaan yàlla rek doxalin bu ni mel yàlla kàttanul ñu ba ñu jóge ci lu ni mel dem ci une bonne gouvernance de notre cher pays le Sénégal. man dama ne Alwalid su ne OFNAC bu ko woowee directement du dem peut-être que dafa sukkandiku ci cahier de charge ak prérogative OFNAC parce que OFNAC mënu ko convoquer directement peut-être si sama xam-xam bu gàtt parce que il y a des termes yoo xamante ne vraiment dafay xaw a diis lool te ñun suñu xel wala suñu métier du màccul ci wàllu yoon waaye peut-être suñu entendement ak par rapport li ñuy am lu ñuy lire ci texte yi ci loolu foofu rek ci sens boobu la ñuy aborder parce que OFNAC moom mën na egg ci ba mu jot convocation mu wuyu parce que OFNAC organe la boo xamante ne mën na saytu doxalinu réew mi gouvernance bi ak lépp malversation yi mauvaise gestion yeeg yépp loolu yoon may na ko mu saytu ko bu ko saytoo yi tamit teg ko ci loxo président waaye moom luy différence am tuuti ak IGE moom yoonam may na ko bu gisee loo xamante ne jaarul ci yoon comme kaawu Mansour Faye bi mën na saisir directement le procureur de la République léegi pour une poursuite judiciaire contre moom mais su ko bu ko déposé entre les mains du procureur de la République procureur bi après moom itamit bay saisir parquet bi entamé procédure judiciaire boobu léegi nag boobu mu saisir juge d'instruction bi wala police bi nga xamante ne ñoom ñooy war a def mener ay investigation pour mën a duut baaraam si loolu ñu wax contre Mansour Faye kon xam naa ni foofu la taxawee ne OFNAC mu ko woowee du ko wuyu OFNAC nag am na procédure ba muy jaar ba convocation excessive moom mu wuyu ci liñ koy laaj ci xaalis bi ñu tegoon ci roxom mu am loo xamante ne askan bee ko moom moomu ko jógewul ci poosam jógewul ci poosu keneen ak keneen mais ay sénégalais de bonne volonté ñu yëkkati seen xaalis teg ñu jël tamit dem lebati xaalis ëlbatiku ci turu Sénégal teg ko nee nañu pour am benn un objectif bien précis Alwalid mooy lan xeex ak mbas mi
kon waruñu ko woon a utiliser à d'autres fins parce que liñ ciy dégg liñ ñu avancé ak li ci am ak attente peuple bi du woon loolu su ëlbatiku yi tamit ne comité boobu bu Covid 19 bi bu ko woowee du dem ah ma xamante ne nag wax fa dëgg yàlla am na wéeruwaay bu dëgër fu mu taxaw ba mu jël am fit boobu toll ne duma ci ku ma ci woo duma ci wuyu kon nag am na fu mu ko teg waaye nag Sénégal rek njiit ma su dee moom ci boppam dañ daan gis loo xamante ne alwalit jaadul yoon ay rapport toog mu am ci lu nga xamante ne ba ci IGE yi tamit teg na ay rapport mais boobu moom mooy opté ndax dañ koy déclassifier fii pour ñu mën ko tegu ci loxo yoon dox li muy liggéey su ko neexee nag yi tamit gis na ne lii wax fa dëgg ay nitam la bëggul mu am benn poursuite judiciaire da ci toog kon nga xamante ne moom ci boppam jiitum réew pouvoir biñ ko may bari na ba moom mën na ci lonkaale ay nitam dama yaakaar ne yoon bi procédure bi OFNAC jaar bu fa waree jaar ci daan lu ko texte yi may ci lu ko cahier de charge may dina mën a jot convocation ñi ko war a jox te bu boobaa dinañ saytu ci liñ ko dénkoon pour Covid 19 bi. soxna Mariam Sall cant ak ngërëm ñeel na la wax dëgg yàlla leer na nañ njàngat mi am na solo. waaye di leen wax rek nag leen sama xarit Sidi Fall egsi na si studio bi Sidi maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm du ma def lu dul jox la kàddu gi nga nuyoo sunu mbokki auditeurs yi ak auditrices yi ñu àndal si waxtu wi waaye boo paree nag am na laaj bu ma lay indil sëñ Sidi dama lay laaj dégg nga léegi li soxna Mariam Sall wax ni OFNAC am na procédure boo xam ni mën na faa jaar su fekkee waa ji li mu wax dem nañu ba egg si. ma di la laaj yow ndax nag fu noppi eggul ba mën a dégg fu bët eggul ba mën a gis yaakaar naa ni xel mën na faa egg yow sam xel bu jeexee lan nga yaakaar ni moom ngay for loolu dina nu si eggam du nu si egg bu fekkee duñ si egg lan mooy waral duñ si egg bu fekkee nan nañ si egg lan moo waral nu di si egg benn ñaareel ba yow it si sa xalaat lan nga yaakaar ni fan nga yaakaar ni fa la dëgg tànkam ba taxaw wax lii mu wax sëñ Sidi Fall yow laa koy laaj di la si déglu maag samay auditeur kàddu gaangook. asalaamaaleykum wa rahmatullah fidèles auditeurs et auditrices bu Sunuker FM di émettre fële si Los Angeles seen xarit Sidi Fall moo leen di nuyu di leen ziar Cherif maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la remercier ci invitation bi di nuyu soxna Fat Thiandoum ci xam-xam bi ci dal bi ak ci bëgg réewam naka noonu di nuyu suñu jigéen soxna Mariam Sall mashallah ci xam-xam bi wax dëgg yàlla ci dal bi suñu waxee rek vraiment dangay xam ne li ñuy wax maîtriser nañ ko te tey dafa mel ne question bi sax ñoom ñaar répondre nañ ko. waaw Cherif damay wax rek ne Sénégal ak fi mu toll tey nga nekk koo xam ne ku da nga bëgg sa réew tey toog ci jotaay yi ñu lay wax ci question ñu lay laaj ci question yi soo góorgóorlu rek ànd ak sa maîtrise xol bu tàng ngay waxee parce que sa xol day jeex dëgg la Mansour Faye moo wax loolu Mansour Faye nee na
su ko OFNAC woowee du wuyu ji waaye Cherif yamul foofu parce que nee na aussi su ko Covid 19 woowee du wuyu ji waaye Cherif yamu fa dafa waxit ne tey suñu doon dem élection Macky Sall day gagné élection présidentielle yi à 60%. li may wax nag ni Mansour Faye moo ko wax effectivement man dama ko dégg mu wax ko ci làmmiñam parce que dañ ko invité woon benn rajo bu nekk fii si je peux me permettre RFM may jégalu ci publicité bi émission bi grand jury la tudd mu wax yu rëy yi wax yi nga xam ne tey Cherif taal na réew wax yi nga xam ne tey su doon benn réew la ay taali pono lu ne mbar doon na fa am ci wax ju rëy ji ndax tey ka nga xam ne moom moo ne muy président Macky Sall deuxième mandat lay yem du am troisième mandat moom moo clôturé loolu débat boobu moo ko jeexal moo ko tëj tey ñu naan dina am ak du am ku mel ni gorom génn di frèram si jabaram muy Mansour Faye ministre rakku Marème Faye Sall wax yu rëy yi Cherif loolu lu garaaw la waaye heureusement man population sénégalaise bi laa gërëm ak parce que seen maturité egg na ci tey du lu ñu mën a faj rek faj ko il préfère lu ñuy faj mooy peuple sénégalais bi bàyyi ba mu jot ñu faj ko muy li ci gën a bëri nañ ko daan defee dem aux élections dem ci urne yi tànn ku ñuy tànn mais tey population boobu Cherif defuñu dara nag defuñu lu dul président Macky Sall jaay leen programme bu leer nañ jub xocc ñu am ci yaakaar ne kii dana doxal réew mi ñu fal ko malheureusement tey mu ñëw di def li mu def waaye ndax OFNAC war na woo Mansour Faye wala waru ko woo Sénégal nag yàlla dafa dogal moom ay doomu réew mi juddoo fi màggee fi jàngee fi ñu xariñ yemuñu si xariñ waaye li ñuy wax teguñ ko duñ ko mës a teg seen bakkan mais dañuy wax te yàlla rek tax mu bokk si benn professeur bu ñuy wax Ngouda Mboup mu nekk ku xariñ kii maîtriser la muy wax te di ko teg si dëgg ndax ay moromam bari nañ fi aussi duñ ko defee ni mu koy defee ngir xëy na seen intérêt wala seen poche mais moom macha allah dañ ko invité ba coow lu bari mu ne Mansour Faye la muy wax daf ko tegul fenn mais OFNAC daf fi nekk pour képp ku mu yaakaar ne yow mii def nga yaa ngi def naka sudul noonu mun na laa woo tout le monde nag ñëpp kon mu mel ni Mansour Faye ministre su jógee ne du ma wuyu ji OFNAC su ma woowee ak Covid 19 fu mu ko teg rek mooy c'est parce que président Macky Sall gorom la c'est parce que moom frère Marème Faye Sall waaye encore une fois xelam a guddul rek su xelam guddoon dana xam ne ñi ñu fi wutu ñoom loolu yàggul démb la
démb la Chérif mooy li ñuy wax yaa fi nekk yàggul moo fi nekkoon moo fi sax te tey bientôt incha allah su neexee yàlla ñoom dañ fiy jóge ñeneen ñëw te gis nga bu ñu yaakaar ne day yombee noonu déedéet parce que ñii la ñu def dafa jéggi dayo waaye ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax lii yëpp rek avec la complicité de son excellence monsieur le président Macky Sall parce que tey mooy làkk doom dóor doom indi kumba am ndey ak kumba amul ndey jël justice bi téye ko moom ko def ko lengeewam fu mu ko joxoñ fa lay jaar te looloo fi am looloo existé fi loolu la ñuy dund kon Chérif mu mel ne rek sénégalais yi am nañu leen métti di ko joytu waaye it lépp loo gis rek am na fu muy yem kon daal mu mel ne Sénégal dëgg-dëgg soxlawuñu ñu mel ne Mansour Faye soxlawuñu ñu mel ni moom ak i moroomam parce que ñu mel ne Mansour Faye ak i moroomam fi ñuy jëmee gaal gi rek mooy diigal ko te yàlla bu ñu egg foofu ba ci kanam Chérif ma ci delloo la kàddu gi jërëjëf sëñ Sidi Fall dégg nañu njàngat mi dégg nañu xalaat bi mbokk yi ma leen di fàttali yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye sax nag luy jëmale sunu réew Sénégal kanam luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi santé faju wér-wérle di yëngatu si éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng-jàngale di yëngatu si justice jubal jubbanti mu lëkkaloo nag si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a gis seen émission actualité politique de la semaine duma def nag rek lu dul wëlbatiku jàkkaarloo waat ak soxna Awa Thiandoum Sénégal fii nu toll boroom xam-xam yi fi nekk te nit ñi defe naa ne xam nañu seen droit démocratie bi ñuy way ci Sénégal est-ce que réew mi tollooti na foo xam ne nit lu ko neex mu def te dara du ko ci fekk rawatina kilifa di war a doon royukaay soxna Awa loolu yow laa koy laaj bàyyi la kàddu gi di la déglu maag samay auditeur waa Chérif ma lay nuyuwaat di la sargalal bu baax wax dëgg yàlla Sénégal passé na ci impunité maanaam nit di def lu ko neex te dara du ko ci fekk Sénégal mbirituwul lool parce que ñu ngi ko classé ci pays républicain yi pays démocrate comme bu fekkente ne am na ñu fal ñu dem ba yaakaar dañ ñoom ay buur lañu maanaam au lieu mu nekk république déedéet lii daa mel ni benn pays boo xam ne ab buur moo fi nekk ak benn reine ñu jël xanaa peuple Sénégal yëpp def ko ay dak jël seen famille toftal te def ko ay prince ak ay princesse man loolu moom laa fi gis waaye nag ku ko ci def ku ne di nga xam ne ñu ngi lay xaar ndax suffrage universel dafa am ci dëkk bi te itam man sama xel tey na lool ci mbirum OFNAC ak ñeneen ak ñeneen laa yemale man institution yooyu seen crédibilité man kiyatuma ko léegi gëmatuma ko ndax rapport OFNAC yi rapport IGE yi rapport Cour des comptes organe de régulation
loolu yëpp dañuy wax rek wax tourné benn semaine ci télé yi daal di ñëwaat def benn rapport bi ñu def liir ko ren fa am nañ chance nag ba ñu liiral ñu rapport xanaa Cour des comptes ak ARTP leer am nañu chance waaye nag rapport yooyu yëpp ñi ñu xanaa joxoñ tuuma yëpp kenn gisaguñ kenn ñu woo kenn kon moo tax ma ne sànq li Mansour Faye wax man xamoon naa foofu lay daanu moom kan moo koy inquiété OFNAC IGE ak ñeneen ak ñeneen ñëpp daa am ku leen yilif te ki leen yilif moom mooy goro ki nga xam ne moom boo taxaw wax jëm wax ko mais du mujj fenn Chérif fenn la du mujj muy na nekk loo xam ne lu ñu déploré la ci Sénégal tey fu mu toll Sénégal ak tey ci njiitam moom président am ay ministère ak ay gouvernement bi yore ay membre am na ñu xarañ de moom ci boppam sax moom mi fale xarañ na waaye nag lu tax ñu jox créé ay milliardaires yu bees ñuy tambambalu di wër di taxawaal ci dëkk bi di mel ni maa tey daal lekk naa seen xaalis man maa tey loolu la fi nekkee te Covid bi liñ ci irrégularité yiñ ci njuumte yiñ ci kii ak fay yiñ ci gis dafa bëri tailleur yaa ngi nii ñëwoon ay masque ak yëpp kenn fayu leen ñi ci doon toggal presse opérateur économique yi nga xam ne ñoo joxoon ay ceeb ak ay diwlin ak kenn fayu leen kon 1 milliard yi sénégalais yi dajale woon joxe anam am na ménage yu gis seen bopp ci Covid bi de mais am na ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoo doon opérateur yi fi mu toll nii dañuy daw pour ñu fay leen seen xaalis te xaalis ba jeex na furax daal di xëddeen ministère de la santé nag moom man dama leen a yërëm ndax enveloppe financière bi ñu leen joxoon daa tuuti boo xam ne loolu mënuñu cee jël en charge Covid bi te pourtant de doon nañ joxe ay kaak di jéem a faj di jéem a def lu nekk waaye ñoom itam ba léegi man dama naan xanaa y a un scandale au sein du ministère de la santé et de l'action sociale ndaxte il faut ñu càmbar leen il faut ñu càmbar Mansour Faye mii il faut ñu càmbar régime bi nga xam ne moo ko fal itam donc Chérif impunité du loo xam ne day jeex Sénégal il faut nit ñi taxaw forcer leen ñu jub def yëfu jub bu yeboo ñu def lu leen neex mais duñu tere nit ñi wax kon ñun toujours dinañ ŋàbb fu ñu mën a taxaw fu ñu mënee taxaw pour wax ñu wax sensibiliser nit ñi ñu xam li xew. jërëjëf soxna Awa Thiandoum njàngat mi am na solo te dégloo nañ la xel te déggee nañ la xel léegi nag damay dem rek si soxna Mariam Sall soxna Mariam Sall dégg nga li soxna Awa Thiandoum wax waaw donte kon nag ku fi nekk mën ngaa def lu la neex mën ngaa wax lu la neex waaye nag mënoo tee nit ñi aussi wax di leen neex ñoom it def li leen neex te lépp nag tegu si yoon rek di gis-gis boo xam ni vraiment sénégalais yi dañ koy am si mbir moo xam ni vraiment seen réew la soxal seen alal la soxal ma dina laaj yow tey soxna Marème yow sa gis-gis si mbir mi lan la parce que nag njiit am na fi te duma wax ni motul njiit waaye dama ni ku ne loo yore moom moo la ko jox ku fi tegu moo la fi teg lu mel ni su amee yow lan ngay xaar si moom lan la sénégalais yi di xaar si moom loolu nag yow laa si bëgg a dégg soxna Mariam Sall kàddu gàngook. jërëjëf Alwalid sama tontu bu njëkk ci question boobu Alwalid mooy njiit day tëddee ñaaxaanaay ay citoyen nga gérer ay citoyen ñoo la wóolu ba jox la seen carte fal la te yàlla rek a tax te amoon yaakaar ni it soo ñëwee yi tamit di nga am foo jëlee Sénégal
yóbbu ko ci beneen dimension. kon ba léegi ñu ngi taxaw di xaar yàlla bu ñu xàddi ndaxte ñi gaañi wax rek a ci nekk sénégalais yi mérité wuñ ko. kon nag warul def un poids plusieurs mesures tey alwalit am na ñoo xam ne suñu defee ci as tuut ñu rëq seen dikk ñu yàgg lool ci jeel bi du mujjee fenn. am na ñoo xam ne dañuy def la leen neex mu leer nañ te du mujjee fenn. kon nag moom suñ ko joxee ay rapport ci xooli secteur fànn yu bëri ministère yu bëri ay organes yu bëri alwalit ñu gis ne mal gouvernance mal gestion mauvaise gestion yëpp a ngi ci mais fan la mujj yii da ciy toog yu ci bëri da ciy toog même ba ci xool ko ci wàllu Cheikh Omar Anne bi rek ancien directeur COUD des centaines de millions ba of nag saytoo gis ne ne carrément lii nag gestion bi jaarul yoon ba mu jaaree fa mu war a jaar ci li may wax ne leen ne dinañ leen jox ay pouvoir mais ñu egg ca ba ñu may leen ñu dérouler ko mooy poser problème parce que njiit gi bu la bëggee kale ne doo def parce que boo tegee ca taabal ba yi tamit àdduwul joxul la sañ-sañ wala yow yi tamit jëloo say responsabilité nga mën a dem ba jusqu'au bout yi tamit du dem te aussi tamit am foo xam ne boo fa eggee yi tamit ab nitam nekk fa war a mën a continuer procédure bi tamit du ko eggal yi tamit dafay mel ne rek nga jël nga ne tey damay jël sànqal damay laax géej gi yaakaar naa ne di nga yëngal ba sonn waaye doo am sànqal gu ko doy noonu lay mel ci misaal waa xool ko ci Mambay ci mbirum Prodac fan la mujjee fan la procureur ba génn taxaw ne topp ma kenn fan la mujjee dafa dem ndaxte procureur bi soo ko joxee am na deux choix alwalit mooy lan mu poursuivre wala mu ne dem leen indil ma complément d'information bu saa yu ñu ko waxee rek mooy du mujjee fenn. kon nga xamante ne alwalit li nekk biir Sénégal dañu naan démocratie bi mais des fois di nga dem ba Sénégal bu continuer nii sa démocratie am sax day sooxe ndaxte démocratie mënut a dem te amul transparence dafa am place bu importante dafa nekk au cœur de la démocratie te loolu saa yu ñu xëyee di ko bafoué ngay gis ñoo xamante ne dañuy def la leen neex du mujjee fenn. nga gis ñoo xamante ne ay baadoola lañ te mais ñuy sénégalais comme ñun ñii ñëpp ñun mën nañ wax ne ay baadoola lañu parce que ñoom fa ñu jotee ñun jote wuñ fa tey jii bu ñu defoon njomme bu ndaw rek alwali kenn dootu ko waxaat dañ koy on va payer cher alors que am na ñoo xamante ne dañuy def la leen neex te dara du leen ca fekk Mansour Faye mii fan la teg ne du ma wuyu su ko waxee rek c'est parce que xam na ne du mujjee fenn. te loolu moo war a jeex biir Sénégal président Macky Sall na tëddee ñaxaanaay te ku def loo warut a def bu mu xool ndax far nga ak man wala bokk nga ak man wala jege nga ma na xool ne c'est un Sénégalais et segur boo fowee deniers publics yi moomoo ko sa mbokk sa maam moomu ko sa papa moomu ko alalu mbooloo la kon da nga am droit ak devoir ak obligation gérer ces biens là. parce que dañ laa dénk dong newuñu la yaa ko moom waaye nag jël ko na mu la neexee defee ko na mu la neexee waxee na mu la neexee moo nekk ci biir Sénégal te la yaakaar naa ne démocratie bi dépassé na impunité permettre ko sax ñuy kii dundee ci impunité te ñun fu mu ne nii alwali ñun dañu koo forcer dañu koo poñe jël ñu jox ni leen ne lii moom moo fi am ci ñenn ñi te du ñu dee fenn. donc en résumé alwalid li may wax rek mooy dafa war a tëddee njaxaanaay faire appliquer la loi ci ku mu war ak fa mu waree mu faire appliquer la loi loolu mooy développer Sénégal te loolu it mooy taxit njokk cër waaye moom dafa mel ni moom ay ministre am sax dañu amul fuñ ko teg amuñu tiitukaay bu ñuy jëf ci jëf yi dañu xamante ne xëy na duñu rëkk seen ndigg duñ leen yóbbu fenn dafa mel ni ñoo bokk seen i mbuus rek ñoo bokk seen mbuus c'est un cercle vicieux et Sénégal ku ko doxal daal lay xaar doxal yoon
texte yi buñ ko defee les lois sont faites pour être appliquées kon nag nit ki li mu yellool rek su defee ñoome rek nañ ko teg ba bu ëllëgee du am sañ-sañ defaat ko wala keneen tamit bu demee ba gis ne lii su ma jàddee yoon dinañ ma tegum daan xelam dootu ko may mu di ko def waaye nag dëkk boo xamante ne nu mu la neex ngay feccee lu mu la neex ngay def lu la neex ngay wax dëkk bi de bu continuer nii xam naa ni beneen face Sénégal dina ko yor. soxna Marème ñoo bokk seen mbuus ma defa ne mbuus mi Sénégal ko moom ak sénégalais yi damay laaj rek de jërëjëf Sall njàngat mi am na solo sëñ Sidi Fall li ma jaaxal mooy ñun Sénégal lan moo nu dal ñeenti président système boo xam ni lu ne jural nañu ko te ba fi nu toll nii dafa mel ni dañ see mënul dara wala dafa mel ni dañ see ànd wala dafa mel ni dañuy wax rek waaye danoo neex ma lay laaj ci yow sénégalais yi ban taxawaay lañu waroon a am tey ci seen réew nan leen waroon di déggee te lépp nag tegu ci yoon lépp tegu ci yar ak teggin loolu nag sëñ Sidi man yow laa koy laaj kàddu gaangoog. macha allah Chérif sa laaj bi am na solo ndax li fi xew daf ñoo neex wala dañ see mënul dara wala Chérif sénégalais yi ñun population yi man mi wax ak yéen bokk ci suñu constitution soo demee ca biir moo am lu ñu tënk te ñun ñëpp kenn amul droit jéggi loolu ñun ñëpp kenn amul droit def lu mooy loolu rek la sénégalais yi xam tënku fa respecté loolu ba li fiy xew di fi xew ndax tey li fiy xew neexul kenn waaye tey ñun su dara xewee suñu métti walla mu neex ñu pour ñu xeex ko élection rek lañ mën a jëm lañ mën a xaar dem ci urne yi voté loolu rek la waaye Chérif Abdou Diouf def fi nekkoon Ablaye Wade ñëw dem Macky Sall ñëw waaye li ñuy dund nii Chérif du ci nguuru Ablaye Wade du ci nguuru Abdou Diouf mosuñ ko dund mosuñ ko yaakaar na sax dinañ ko dund ndaxte su dee pii alalu askan wi rek détourné ko yàq ko si misaal dañ lay wax ne sax waa PDS bañ fi nekkee Ablaye Wade ak yi ñooñam dañ doon jàppe ginaar peut-être su dee ñu jël alalu Sénégal comme si exemple ginaar rek ñoom sax au moins dañ ko doon jàpp sukki ko raxas ko toppatoo ko dindi la nekk ci biir la nit soxlawul saaf ko am na ñu defee soxna Marème Sall bu mosu mi nag exemple laay joxe rek waa doog ko jëfandikoo mais ñi fi nekk présentement nii actuellement mooy Macky Sall ak waa këram Mansour Faye ak ñi soxna Marème Sall tudd fii léegi ñoom dañuy jàpp ginaar gi rek ak i dunkam la ñuy booleeg lépp wann ko wanaasu ko mu jàll mooy kon yërmande zéro parce que tey si rajo la ñuy wax te il serait bien ñuy déglu comprendre vous imaginez soxna Marème Sall wax na léegi tudd Thierno Alassane Sall xam nga lu ñu ko épinglé kilo ñebbe mu ne 4500 francs la ko doon jëndee par kilo fii au Sénégal rajo bi États-Unis bi mu nekk ñu ciy wax ñebbe jaru fa loolu vous imaginez kilo ñebbe 4500 nga jënd ci ay tonnes ci alalu Sénégal ña nga xam ne tey peut-être am na ñoo xam ne suñu añee duñu reer suñu reeree duñu ndékki jeunesse bi da ngay judd rek retraité doo liggéey kër yi ñu ko yor retraité yi ñoo yor kër yi ak maire yi xëy suba teel jël seen pan dem uti jën Sénégal li ñuy dund dafa métti Chérif
nga ñëw jàng am say diplôme doo liggéey soo demee liggéey ñan ñoo koy am téléphone ngay yëkkati bon yow yaay doomu kan ban parti nga bokk ko la yebal ci man ñooñu ñooy liggéey au Sénégal mais dans quel pays sommes-nous gis nga Thierno Amath Anne boobu ñu épinglé yemuñu ci épinglé ko rek dañu def ci rapport bi ne moom waratul liggéey benn liggéey ci àdduna bi jege administration fii au Sénégal boobu moo nekkoon directeur COUD Macky Sall jël ko sànni ko mu nekk ministre aujourd'hui c'est ça qu'on appelle une gestion sobre et vertueuse c'est ça qu'on appelle une gestion sobre et vertueuse je n'y crois pas Bamba Iña soxna si moo ko tudd 29 milliards Prodac kenn mënu laa wax fu mu jaar ñu épinglé ko tey au moment où on parle moom mooy directeur de cabinet Macky Sall ça devient grave ñu mun ci tudd loolu lu ne bu gën a élémentaire rek moo tax Chérif hasard amul tey ki ñuy tuddee Farba Ngom député à l'Assemblée nationale nekk géwélu Macky Sall askanale ko boppam ñu koy woowee barki Dembo Ndiaye la dem France ñu jàpp ko tëj ko 3 jours pourquoi parce que poche yee fees dell ak alal joo xam ne même français yi amuñu droit yor loolu ci aéroport di ko laaj mu ne man je suis député man xaritu Macky Sall ñu ne ko ok ici c'est la France Macky Sall moo ko génnee yemu ci tey mooy dagg circulation bi gaara otom ne day dóor taximaan yi waaye nag li ma waxoon hasard amul maître Abdoulaye Wade avait son Farba Senghor aujourd'hui Macky Sall a son Farba Ngom kon lépp leer na Farba bi su xoolee Farba démb rek dana war a xam ne yaa fi nekk yàggul moo fi nekkoon moo fi sax te nag yàkkamtee egg yóbbu dëgg du ko gën gis nga Chérif Sénégalais yi dañuy souffrir Chérif Sénégalais lu ñuy dund mara day taal mosuñu ko dund tey Macky Sall jël réew mi nga laaj ko muy une question très pertinente ndax fi ñu toll li ñuy dund est-ce que fi ñu egsi war nañ faa egsi Chérif mais c'est dañ cee nekk egsi wuñu fa dañ cee nekk parce que loolu la ñuy dund présentement mu mel ne genre mbugal la boo xam ne yàlla daf ñu yónnee Macky Sall rek pour ñu mbugal Sénégalais yi mun nañ ko waxee noonu parce que moo fi nekk si magistrature Macky président Macky Sall la ñu gisee député bu ñuy jàppee ay faux billets devant l'Assemblée nationale anamu tey mi ngi këram di gundaandaat ñan ñoo nekk ci kaso bi Macky Sall mais président Abdoulaye Wade da doon tëj waa PDS mun nañ citer ñoom Modibo Diop et consort sa si moom rek da leen doon tëj ndax vous voyez léegi Macky Sall moom nag da ngay def lu ne weñ moom moo fi teg OFNAC ne pour ñoom la moo fi teg IGE teg fi Cour des comptes ñooñu nag li ñu épinglé ko bon kuñ ci épinglé rek moom da lay jël defal la benn faveur boo xam ne yow mosoo koo xalaat kon mooy lan lii daf ko fi teg pour yebaate la pour jouer théâtre la pour def lu ko neex la je sais pas xamuloo noo koy tuddee Chérif présentement daal fi ñu toll mooy li bokk ci Macky Sall ak si nguur gi lu la neex ngay def soo ko defee wax lu la neex su justice waxee nga teg leen seen place
Sénégal mooy dëkk boo xam ne kenn mësul xalaat ne justice dina ñëw ba egsi fii magistrat yi di démissionné juge yi di démissionné côté boo dem ñi gore ñu ngi démissionné xam ne lii du dëkk parce que kii fam ñu jëmee ndox amu fa waaye nag Chérif, comme on dit, l'oiseau ne fait jamais palabre avec l'arbre car il finit toujours par s'y poser. waaye yan nar a gudd fan ñoo xam yooyu yan nar a ñi seen awatir nar a baax ñoo xam loolu di ko dundee di ko jox di ko def di ko jëfe ànd ak moom di dem waaye ñeneen ñee def safaan ba amuñu sens te ñi si lañ bokk. ma delloo la kàddu gi Chérif jërëjëf. Sidi Fall la ko wax di la sant di la gërëm di wax ni njàngat mi am na solo te bàyyi nañ si xel di wax ni nag yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué mu lëkkaloo si partenaires yi ak sunu kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles mbokk yi ko soxla Cap Sénégal Natangué defal 77 533 39 00 77 533 39 00 nga jokkook Cap Sénégal Natangué noo ko bëggee nu mu la neexee waaye sunu kër FM demal Play Store nga télécharger sa application am sa rajo ni nga ko bëggee ni mu la neexee mbokk yi nag Cap Sénégal lëkkaloog sunu kër FM yéen a ngi si seen émission actualité politique de la semaine xam naa li nu dese si waxtu bariwul waaye damay wëlbatiku rek si soxna Awa Thiandoum soxna Awa Thiandoum mbir mi nangu la am ñàkk say mën dara la am ñàkk a xam la réer la am lu mu doon njàmbat mi jokku bi benn yoon te mosu fee jóge benn yoon mu mel ne sax nag tey la waalo gën a ay yow lii nan nga ko gisee ban jàngat nga si am soxna Awa kàddu gaangook ma lay sargalaat bu baax Chérif di la wax ne fi nga daanelee moom laay jële sénégalais dañoo mënul dara ci lii ñi def lii sénégalais yi mënuluñ leen dara moo tax ñu toog di leen seetaan ndax bu fekkee institution de la république ñoom lañ fi teg ne ku deful yoon neen ko wax ñu teg ko ci yoon institution yooyu def seen liggéey jébbal ko niñ ko war a jébbal niñ ko jébbal mel ni dañoo muuma loolu kay je m'en fous la fii li fi ne daal jàngat bi mooy sénégalais ya ma fal comme sénégalais yi duñu wax dara duñu génn dans la rue seen bakkan nguur jaralu leen seen bakkan am ñu ku leen waxal ku ci wax ñu jàpp la tëj la ñi nga àndaloon reculer opposition bi kenn gisu leen kon situation bi doy na waar ba pare nag ñu ciy dolliwaat impunité daa bëgg a mel ni ab bàkk ci Sénégal ku nekk lu la neex def te dara du la ci fekk ndax yaakaar naa ne bu ngeen gëstoo ci gannaaw tuuti ngeen gis xanaa rapportu Cour des comptes ñu épinglé woon yëpp ñu dem ci rajo yeeg télé yi wax ko nan la mujj warax daal di xëddeen comme ni ko Sidi waxee ak soxna Mariam maanaam buñ la jiiñee dara buñ xam ne cité ngeen ci ay imam Mbaye Niang ak keneen ak keneen ak keneen maanaam dañ lay jëlee ca poste ba nga nekk daal di lay defal promotion yóbbu la ci beneen bu gën a kawe maanaam daal régime bi fi nekk moom sàcc yi la gën a respecté mais waxul kuy sàcc ginaar ak nenam de déedéet sàcc katu milliards yi kon nga xam ne Sénégal lépp diil la tey dañ lay teg ci bopp institution nga détourné ay milliards am lenn loo leen jox ñoom ak loo jox ak loo yore
wax leen ne lii diil la nga am loo jël am loo leen jox maanaam ci jamonoy pàccoo nekkal ma fi ma defar say mbir loolu kese moo fi nekk donc Chérif li ñuy wax rek mooy ñun ñu bàyyi xel bu baax ci lii xew ci biir Sénégal ba nga xam ne ëllëgee bu Cap Sénégal naataange Sénégal duggee ci ay loxoom mu xam ne muy taxawee sinon rek dina am ay dérives yu am te vraiment kenn souhaité wu ko di wax ne auditeurs yeeg auditrices yi man de ci sama gis-gis tey ci Sénégal wait and see laay wax nañ toog xool dinañ gis dinañ dégg li ñu subir nag dinañu subiraat mais maanaam toog ñu def la loo xam ne war nga ko mën a fippu kaas ko te kaasoo ko am na yeneen yuy ñëw yu gën a pire yi Covid-19 bi lan la Covid-19 bi comme kii la rek waaw ka leen jox ma xaalis pour ñu faj sénégalais yi pour ñu taxaw sénégalais ñu jox la ko nga def comme ni nga ko doon def dara fekku la ci mais toujours rek loolu day wane aussi ñàkk fayda sénégalais yi puukare sénégalais yi fausse personnalité yi ñuy incarné ñoom sénégalais ndax yow boo yoree sa 1 milliard wala sa 100 milliards war koo jox état ci problème mu ndimbal moo yow ana say mbokk moo yow nit ñi dañ laa gën a xam Sénégal wala doo wut ay représentants yu dugg ci biir àll bi ak ci biir dëkk bi xam ci chef de quartier yi ak chef de village yi xam ñu ñàkk nga jox leen ko waaye bëgg puukare bëgg ne defal naa Macky Sall loolu moo tax xam nga lan la sénégalais majeure partie bi ci li ñuy dundee xam nañ ko hypocrisie nañ ko bàyyee tant que jógewu fi ñoo sa réew mi du jëm kanam ci lépp lu ñu bëgg a faj tam du faju jërëjëf soxna Awa Thiandoum soxna Mariam Sall lii nu yàgg dund te di ko dund ba tey fii si sunu réew Sénégal fu nu toll nag di si wax waaye dafa mel ni de wax ji fajul dara ndax ni ma ko waxee woon sànq rek tey la waalo gën a ay yow ban xalaat nga am ban gis-gis nga am ngir lu mel nii nag jeex fi tàkk ndax jot na soxna Mariam kàddu gaa ngoog. jërëjëf Alwalid tey la wàll gën a aay waaye Kajoor ak Bawol de ñi ngi yëngu it tamit di wax ndaxte Kajoor de am nañ ci ab mbër gu taxaw di wax chaque suba boo xoolee ci terrain bi daa mel ni benn opposant boobu rek moo fi nekk nit ñi dinañ ne daa bari wax wala kii ko chargé communiquer ay conseillers mu war nañ ko conseiller waaye de mu ngi dox rôle opposant wam mu neex ak mu naqari mu nekk ca anam ya wala mu xaw a bàyyi anam ya waaye mu ngi wax actuellement dafa mel ni benn porteur de voix rek la ñu am muy wax ñëpp a ngi ne tekk ne pat di diglu te nee nañ nit ki na ude na mu la gisee rek la lay ëwalee loo gis rek nga bëgg ko day am njëgam Alwalit day am njëgam kon nag am na foo xamante ne buñ fa eggee wax rek la ñu mën actuellement nii Alwalit fii ñu toll nii tembe décrier gis ni lii ça ne va pas ñu tirer sur la sonnette d'alarme nag am na foo xamante ne nag bu fa yegsee nag Alwalit ba ñu dégg ci ne nañu tànn nañu tabb ay la yëwen la ñu daloon bu mu ñu dalaat ni ki su amee doole ne moom maay buum man maay bummi te am na lu nga xamante ne agression verbale dañ koy tere agression physique dañ koy tere waaye nag bis bu ñu eggee ci tànn ci carte gi ay la yëwen na ñëpp mobiliser wu taxaw changer tournure bi
redresser pente bi mën naa nekk mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam. amoon nga yaakaar ba jël teg carte yi ci loxoom ba mu faloo it tamit mu walla beneen facette yor ay béjjënam di ruur fu mu ko neex mu jubal ka fa mu ko neexul yi tamit mu ne fii moom dafa war a nooy mu dévier ko. kon nga xamante ne du Sénégal loolu lay xaar. Sénégal jot na jéng gi dañ te jéng gi fan lañ koy njëkk commencé jéng gi ñu jéng justice ñi nga xamante ne ñoo war a saytu wàllu yoon suñu demee ba yow nañ la jox pouvoir li may wax toujours exercice ba mooy doon problème. organes yi fi nekk alwalit muy IGE di OFNAC mën nañu am volonté soxna Awa dañuy am volonté mais nag buñ la limité Awa nooy def boo waree egg ba nga tënk ba foog ne des sa cappaandaw ga moo war a egg nga am ko la court-circuité noo koy def soxna Awa suñu bëggee président Macky Sall am volonté démocratie dox ci dëkkam ak li ñuy wax ne la justice sénégalaise n'est pas indépendante pour mu firndeel le contraire organes yooyu na leen jox plénitude de leur exercice. mooy lan lu tax du mën a jël yenn dossiers yi nga xamante ne day jaar ci loxo mu war a jor le dernier mot validé wala bàyyi justice def yoonam mu di ci toog jox leen lu toll ne suñu waree rëkk seen ndigg informer leen ma su ma saytoo ba mu leen def leen seen liggéey wala nga xamante ne bu ñu ko mënee pouvoir dox ko yoon directement ñu régler problème bi mooy gën a gaaw ko mu yegg ci moom muy tànn di segg di def lakka ca neex nag une fois de plus. xam nga moom faluñu ko pour mu doon buur donn ko ci maamam donn ko ci benn xeet lu dul république la nit ñi wóolu ko teg ko ci loxoom na ko doxal comme ni république war a doxee tëdd ci ay charte yu wóor yu solide yu ñu tënk ci ay borom xam-xam tëgg ko. kon nag yenn na yépp askan wi du droit wu kenn muy commencé président ba ku ci gën a ndaw ci mbooloom ñàkk wekk askan wi dañoo fàtte démba xool fa ñu jaaroon ak lañu wax naxe ko askan bi ba mën a jot ci nguur gi. waaye nag lépp ci ñun rek la des alwalit on peut changer la tour des choses on peut bien le faire mais na ànd ak ngëm-ngëm ak volonté parce que tey bu ñu toogee ba tey am na ñu nga xamante ne ñu ngi koy tàccu man de yombi ba est-ce que ce sont des sénégalais te boo tourné xool leen muy sénégalais yoo xamante ne alwalit metti na lool ci ñoom comme ni mu metti ci ñun ba ñu war a mën a taxaw di wax. kon nag fépp lay méttee fépp la tàngee fépp lay baxee kon nag suñu demee ba nga xamante ni métti na nii ci Sénégal ñun ñoo ko war a fajal suñu bopp mbéjum kanam nit a koy fajal boppam. levons-nous mettons-nous debout en un seul homme et ñu xeexat jàmbarloo li fi nekk. mën nañu am ci yàlla bu ñu boolee xol yi ak xalaat yi jël intérêt crypto personnel yi teg ko fële yaakaar naa ni dara dinañ ko ci mën a am bis bu ñu eggee ci sànnum carte ñu ngi projeté naan dina gagné 60%. loolu volonté populaire lay doon volonté populaire te yaakaar naa ni ku ñu ndax benn yoon waruñu la ndaxaat ñaari yoon. kon porteur de voix yi ñi nga xamante ne ñoo taxaw am volonté ne dañuy changer réew mi nañu génn ñu àndandoo taxaw di wax nag ba ñu eggee ci bésum jëf du nee nañu les lions fii kan fi dul lion kon nag ñun ñëpp nañu àndandoo réclamer lu ñu moom bu jalee régir ba ñëpp dégguñu ñu xamante ne fii du nooy neex ñu xamante ne bési góor a koy bay. jërëjëf sëñ Sidi Fall jërëjëf soxna Awa Thiandoum jërëjëf soxna Mariam Sall di rafetlu teewaay bi te leen di masawu si jataay bi ndax yombul
liñ si mënoon a wax jeexul liñ si waroon a wax jeexul waaye waxtu wenn xocc mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi fii la seen émission actualité politique de la semaine di tàggoo di leen jox dig daje fii ak ayu bés jàmm ak jàmm booba ba incha allah. atum 2000 naataange lay doon atum mbënd atum dool lañ fi seetlu askan wi sonn nañ Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coono